mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média RFM alxamis ju ne ñu am mbégte am gan ci seen émission yoon wi tey ñu ànd ci jamono yi ngeen wax ak teewlu rajo RFM ak monsieur le maire Khalifa Ababacar Sall nekk ancien maire bu Ndakaaru président coalition taxawu Sénégal monsieur le maire ñu ngi lay nuyu bu baax rafetlu ànd beeg RFM. Alaaji Assane ma di la fay sant yàlla bu baax julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am mbégte ñëw fii tey. Khalifa Sall taxawu Sénégal Khalifa Sall Yewwi Askan Wi Khalifa Sall maire révoqué de Dakar. Voilà ab leeral la boo xam ne da nga ci tenir. c'est important. important xam nga soo amee mandat ñu foqati ko. da nga koy fàttali c'est pour l'histoire. Très bien. jóge ci maire de Dakar à détenu à Dakar yoon wi xaw na xóot noo ko dundee nattu bi donte bi nga génnee gis nañ am bon point beeg bonne mine gi lu secret bi. sant yàlla xam nga su fekkee liñ la teg amee conscience xam nga ni defoo ko nekkul munoo fa sonn ñaareel bi. soo gëmee yàlla doon jullit doo tiit doo ragal su la nattu bu ni mel tegoo. ñetteel bi mooy gor am na lu mu warul gor moomul tiit. ñeenteel bi ña fa nekk ay nit doo nga nekk kaso ay nit rek ay xale ki mag. nañ ko fa mën dunde mën nga ko fa mën dunde surtout quand tu as la conscience tranquille donc sant yàlla. nangu woon lañ ma teg ma dund ko di xeex ba ko yàlla jeexale. waaw ginnaaw yàlla ku ne yàgg na xam sa bopp sa intime conviction def nga defoo. xalaatuma def sax ñoom ñi def sax xam nañ defuma. parce que xaalis boobu. bugguma ci di wax. dañu jël benn loo xam ni du maa ko sooke du maa ko sos wolof daf naan sax bokkuma ci defuma ko bokkuma ci moo gën. je sais pas comment est la formule du man rek voilà loolu la olof di wax. mais li am solo mooy xaalis boobu li taxoon mu génn de 1920 bi mu amee 1960 bi ko Senghor dooleel joxaat ko Lamine Gueye jox ko Samba Gueye jox ko. Lamine Diack jox ko Mamadou Diop la mu doon jëriñ lay jëriñ ba biñ koy arrêté 2016. c'est-à-dire askan wee ko moom. néew ji doole jee ko moom dépense politique yee ko moom dépense de sécurité et de sûreté ñoo ko moom. c'est-à-dire xaalis bi loolu doon jëriñ du loo xam dañ koy def ci poosu maire mu gàddu ko yóbbu njabootam yóbbu këram di séddoo. non moo tax amuñu ci benn problème. xam nga gaañi li leen yombal yëf ki bi ma nee du ma wax. mais damay ree rek man leen gaañi dugub beeg ceeb bi dama seetaan dama nekk kaso dégg kuy wax affaire ceeb ak dugub man ne ko ceeb ak dugub ji ay tur ak sant la. ay tur ak sant la saa yoo déggee kilo ceeb rek mën nañ fa def turu nit ak santam. dafay tekki ni bu ngeen waxoon tur yi ñëpp daal di dar seen gémmiñ. parce que ñi ko jot xam nañ ko. am na ñoo xam ni am nañu mbaax ak yéene. wax nañ ni ñun defal nañ ma. ñii ni man defal nañ ma ñu ngi leen di sant mais ñi waxulit ñu ngi leen di sant parce que ñun ñoo ni duñu tudd kenn. ñi ma yar muy Mamadou Diop ak sama mag yi ma amoon te jiitu ma fa dañ ni ma bul tudd tur mais suñ ma waxul woon sax bul tudd tur du ma tudd tur. parce que Mamadou Diop bi muy gérer fond bi ñëpp xam nañu ku ñuy wax Fall Manda. ku Fall Manda daan seet si rek nga kontaan. loolu la xaalis bi di jëriñ. du pour ñun. man bi may dugg ci mairie bi dama def déclaration de patrimoine la ma am maa ko liggéey mu lew ma. 2014 biñ ma réélire ma def déclaration de patrimoine bi ma génnee kaso dama dellu OFNAC ma defaat déclaration de patrimoine de fin de mandat déposé naa ko ñu xam li ma duggee woon fi ma toll woon ci am lu ma am dam ma lew ma mën ko justifier au franc près. donc di sant yàlla. su ma lay déglu li tubaab naan lire entre les lignes mooy yéen ñi may tuumaal sax jot ngeen seeni njaboot jot ca waxuma ko. xam nga dama ni du ma tudd tur li nga ma bëgg a wax loolu du ma ko wax. parce que su ma nee la waaw wala dee tontu naa la. non j'ai dit du ma tudd mais ku ci nekk xam nga. ku ci nekk. damay seetaan télé di dégg ay nit di wax di gis ay nit di wax damay ree rek. sant yàlla nag. parce que xam nga su ñenn ñi mënee yenn ñi am na ñu mënul yooyu. voilà. lan ngay tontu ñuy jàpp ne mais est-ce que du woon sàggante aussi Khalifa Sall éliminé wul ce genre de caisse alors que amoon na ambition bu toll ni que une ambition présidentielle surveiller woo say arrière. non mais du question éliminer caisse gi xam nga ñaata caisse d'avance am ci mairie ba. caisse d'avance yi mën na fukk ak juróom. caisse d'avance mi ngi mel ni nga war liggéey dara
ñu abal la xaalis bi nga def ko soo paree justifier ko ci caisse d'avance yooyu am fukki yeeg juróom yi am benn boobu dong la ñu laaj mu fonctionner na mu fonctionner li nga waroon laaj te kay mooy su fekkoon caisse d'avance bi nañ koy defee du noonu lu tax at mu jot weer wu jot ñu renouveler ko lu tax at mu jot inspection du trésor ak waa finance ñëw auditer ko joxe quitus lu tax at mu jot ñuy dem cour des comptes ñu jox ko quitus te 1996 ak léegi ni mu doon doxee loolu lay doxee te at mu jot mu am quitus ak validation et ministère des finances et cour des comptes loolu ngay laajte li ma jaaxal aussi ci benn part mooy boo xamee ni am na ñu bari ñu ca jot ñi fareeg yow ak ña ca wàllu weneen wa muy dëgg xeex jot utiliser woo ko yow ñoom ñu lay waaj a sànki nga ne pat non mënuñu ma sànk xam nga suñu mënoon sànk du ma nekk fii tey di wax ak yow yàlla rek man sànk dañuy fexe nag xam nga olof danaan suul ker du ko tereef voilà alors donc dañuy jéem rek mais seen pexe du antu parce que man li ma def xam naa ko ñoom ñi ma ko séqal xam nañ ko ñoom ñu ngi ko séqal dama ni tribunal dama ni ci ñi jiitoog ñi mujj kees googu ñoom ñëpp xam nañ lan lay jëriñ ak ku nekk la nga ci jaam sa digganteeg président Macky Sall ci wàllu yëg-yëg sentiment lan la haine la revanche njëggal xam nañ ni fan yële jaale si woon na la non damay wax toujours ni rancœur ak rancune faiblesse la man loolu laa gëm gis nga rancœur ak rancune faiblesse la mënuma wax ne yàlla moo ko def yàlla nag lu mu def da koy day am ku koy sabab yàlla mottali mbañ mu bañ mottali mais su ma demee di mere que muy mere non pas du tout je considère que amuma benn rancœur benn rancune on a des relations personnelles comme je dis toujours à mes jeunes camarades de l'opposition j'ai un vécu avec Macky Sall mënoo ko dindi man mun ma wax ni nit baax na ba pare wax nit bon na mënuma loolu damay maandu ci bëccëgu njaal gi l'atmosphère malaise la woon waxtaan non ñëw na jaale si ñu rafetlu ko gërëm ko am na ñu ciy wax naan lu tax ma ko mais dama ni su ma ko waroon recevoir ma recevoiraat ko parce que dafa nit ki day ràññee gis nga nit foofu lay wuutaleeg bàyyi ma ñëw na la jaale si il n'était pas obligé na mu ko defee rafet na il n'était pas obligé ñu rafetlu ko gërëm ko sant ko mu dem voilà kon yow bokkoo ci ñuy wax ku ci mel ni sa rakk Barthélémy xam nga moom nay tàng rek rey la jaale la waaw xam nga ñoom en fait le problème c'est que ku nekk ak sa perception c'est vrai am na li ma dund am na ñu ko mënul baale parce que sama benn rakk bu ma nekkaloon kaso dama ni ma kilo indi bu kaso moom bàmmeel dong la yónnee la bëgg mënoon yóbbu te yóbbu la fa mais bàmmeel ak kaso ñooyam la preuve xam nga foofu lu ñuy wax détenu yi kaay ñu suul la kaay ñu daaj la xam nga suul ak daaj néewa ko moom langage wu garde pénitentiaire yi suul ko daaj ko loolu nga fay dégg donc ki la yóbbu kaso moom mënu la yóbbu feneen xanaa yóbbu la barsàq kon baale nga bu dee tooñ am na tooñ nañu la ensuite di ki la yóbbu kaso xanaa suñu justice bi indépendantul non justice bi damay ràññee toujours on a de très bons magistrats ku mel ni Téliko dama koy màggal ak ñi mel ni Téliko dañ leen di màggal mais am na ci ñoo xam ni wax dëgg yàlla bëgguma toll fa ñu toll dama ciy maandu rek mais man mënuma leen wóolu te ñooñu nag ñoo yàq suñu réew ñoo yàq suñu démocratie parce que koo xam ne li nga yor gannaaw yàlla tu n'as plus de compte à rendre à personne war nga en âme et conscience di def li ngay def te doo ci seet leneen mais nag gaañu léegi xam nga bëgg-bëgg yi bari soxla yi bari voilà ñu des ci wàllu diggante nit ak nit ndax am nay xibaar yi ne woon avant sax président Sall di ñëw ci sa kër première dame ñëw na fa day tekki ne da ngeen am ay relation diggante ñaari njaboot yi dama la wax nii dama la wax sànq man la li may tooñe xale opposants yi dama am vécu ak président Macky Sall ak njabootam dañu àndoon démb vécu bu wees politique wala ci politique rek la ci politique la ñu xamante mais xaritoo moo ci dox d'ailleurs dégg ngeen mu naan ay doom baay ba ma naan ko li ma fàtte rek mooy dama jëlul woon li coon sekk sama xarit bi yàlla na suuf sedd ci ko am di wax naan wujjee ngi doore ci ci doomu ndey doomu baay waay
xamul nag lu tax. xam nga mu ne xamul lu tax. sànni nga ko boobu. peut-être looloo non dama koy fàttali rek ci waxtaan wi. mais daje mun na amaat ndax on est en politique fan yi ñu ngi wax delloosiwaatu poste premier ministre am na sax ñu la ci tudd xëy na ñu ne ci wàllu politique pour mën a faagaagal fragiliser Yewwi Askan Wi est-ce que Khalifa Sall tey jii preneur la. noppi na pour jël poste premier ministre bu fekkoon ni proposé nañ la ko. ba ma génnee kaso. dama wax ni bi ma sante yàlla sant sénégalais yi parce que nag jàppale bi rafetoon na dama wax ñaari yoon dama ni je suis socialiste et je suis dans l'opposition. J'ai tous les défauts du monde mais maa ngi sant yàlla ba mi ngi may dimbali saa yi ma nekk lu ma wax ma jéem sàmm sama kàddu. loolu kenn proposé wu ma ko xalaatuma ko sax. xalaatuma ko. ok mais kenn proposé wu ma ko. donc mi ngi mel ni bañ fay tudd Gloria rek. bi ñuy tudd ay Gloria xam nga bi mu jàllisee dafa génn dem Thiès ni soow ak mburu neex na wante Gloria ngi ñëw. sa naataango yi naan Gloria man leen du ma naan meew. dama allergique lactose. du ma changer. je suis socialiste et je suis dans l'opposition. Khalifa Sall mu ngi ba tey ak yéeneem nekk président bu Sénégal. incha allah dara mënu ko nit loolu tax ma dem kaso. xam nga man ñëpp xam nañ ni. dama wax ni nañu génne rapport inspection générale d'État bi rapport bi ñoo defal nañ ko publier y a que des félicitations des encouragements et des. kon candidat nga 2024. dara dañu ci. loolu taxoon ma dem kaso 2024 ci kàttanu yàlla parce que yàlla rek ay mottali nag. yàlla mooy mottali mooy matal. yéene ji taxoon ma dem kaso parce que dama bëggoon doon candidat. yéene jooju ma nekk biir kaso doxal ko parce que 2019. j'étais candidat 2024 ci kàttanu yàlla su ma ko fekkee te tal ko danaa doon candidat. incha allah incha allah. ci njàppaleeg Macky Sall du ñàkk ndax ñu ngi wax wala amnistie boo ko amul loolu tënk na la. man laajuma woon amnistie musuma ko laaj. laajuma grâce laaluma amnistie. donc wékkuma ko ci amnistie man. est-ce que yoon may na la ko. yoon may terewuma ko yoon terewuma ko parce que damay wax nit ñi man leen man inéligible ma. parce que inéligibilité peine la ci code pénal au Sénégal ak code pénal au France bi ñu inspiré inéligibilité peine la peine boobu tribunal moo kaa prononcé tribunal moo naan yow ngir lii nga def nañ la lii def nañ la lii def nañ la lii donc doo doon daan nañ la atum kaso daan nañ la amande xaalis daan nañ la inéligible mënatoo fallu ci leen. voilà peine boobu kenn prononcé wu ko et je le dis aussi pour mon frère Karim. kenn benn tribunal prononcé wu. maintenant ce que l'État a fait en 2018 dafa modifier code électoral bi parce que amoon na disposition wu 93 bu ci nekkoon boo xoon ni ñi nga xam ne dañ def ay détournement ak yooyu mën nañu perte seen mën nañ leen bañ inscrire. ñoom ñu yokk ci ni. waroo sax nekk ci liste bi. muy modification wu soo fàttali ko dialogue politique boobu. lañ ko ci buruxal. parce que ndigg sërëx la boo xam ni sama plein procès lañ ko def. donc xam nga ñoom li ñu njortoon xam nañ ko. mais dama ni nit ak pexeem yàllaay dogalam. kon ba fii introduire benn demande. jamais pour sàkku lu di mel. ñu jéggal jamais pourquoi. non pourquoi. moom mi ñuy xaar njëggalam sax yow ànd nga ci mu taxawalaat 3e mandat. ah nit ñi nee nañ bëgg na ko. maa ngi liir démb ci luy rot ci lu mu waxtaanee ak RFI. mu ne waxtaane ko jotagul. nee na fi mu li jot mooy liggéey. mais defe naa li gënoon. mooy mu wax lu leer Sénégalais yi am lu wóor xam nan la ñuy demee. mais droit am la. mais man li may wékk rek mooy que ni. nee na bi muy campagne 2016 ci référendum bi te seen var yaa ngi fi. enregistrement yaa ngi fi. moo wax ñamu àndal wax ñamu nekkaloon wax ah yaakaar nañ ni bii pas du am changement. mais on est en politique yow xam nga ni politique aussi. na leer googu nga ko bëggal yow. souvent lépp ngay leeral yow. non du question mu leer. question wu nga wax dara déem ko topp xam nga am na sëñ bu mag bu ni man day. Mbàkke li ma wax maa ngi ñaan yàlla tu mu di ma may ma di ko def. c'est-à-dire Sénégal
gor sa wax ja la ñuy wax moo tax wax am solo ci ñun daawuñu bind su nit ki waxee rek dañ naan gongo du dëgg donc soxlawul muy bind man soxlawul muy bind je pense que li mu bind lu leer la ci constitution bi nul ne peut moo ñoom ñoo ko wax mais surtout ñoom ñëpp ñoo topp ni nul ne peut lii lay signifier xam nga du ñun ñoo ko wax enregistrement yaa ngi fi ëllëg si am na keneen ku ko jàngee neneen ak yeneen ni lunette yu ne mandat il est de 5 ans maanaam mandat bi juróomi at la kenn mënu ko tegale am ñu porox ndoll ca juróom-ñaare ne kon juróom-ñaare bokku ca loolu tamit est-ce que indiwul confusion lënt déedéet ñooñu ñi ko bëgg débat d'université woon mooy d'universitaire la mooy li dogaloon ñoom professeur Babacar Gueye ak professeur Madior Fall loolu lu ko indi xam lan la yaa ngi fàttu porox ndollu Wàdd bi la conjonction de coordination et ak virgule bi yaa ngi fàttaliku ba muy tax ni ñu naan conjonction bi est-ce que c'est inclusif ou c'est pas inclusif am lim na ci porox ndollu sa conseil constitutionnel jël décision muy jurisprudence malheureusement mu ni moom coow loolu moo taxoon 2016 mu ni nul ne peut ci ñi jàng droit nee nañu su fekkee dafa am werante xuloo ci bind lekk loi ak lu mënta doon suñu bëggee la xam da ngay dem ca ka ko bind ki ko santaane wala nga dem ca ña ko voté ña ko bind ñooy def exposé des motifs bi ñooy défendre loi bi ña ko voté mooy député yi te 2016 ñëpp d'accord nañ ci benn interprétation su mënee soppeeku na xëy na du ji ko jamono la. ma fàttali mbokk yi émission yoon wi ngeen di àndal ak RFM ñuy dalal monsieur le maire Khalifa Ababacar Sall ancien maire ou maire révoqué de Dakar ni mu ko waxee dana ko dàqee foqarti lii di mandat ne maire ci capitale bu Sénégal. monsieur le maire local yi 2023 2022 yi le 23 janvier yéen taxawu Sénégal ngeen taamu Barthélémy Dias taxawu Ndakaaru au détriment de Sohna Soham Wardini objectivement lan moo tax ngeen tànn ko. d'abord dama bëgg wax ni du taxawu Dakar taxawu Sénégal taxawu Sénégal moo tànn candidat mais may wax ne muy Barth muy Soham ku nekk ci ñoom am nga bi ñu àndeeg léegi taxawaay boo xam ni mënoon nga doon suñu candidat c'est-à-dire ils ont tous les deux du mérite tànn nag kii di tànn di éliminer ñu doon taxawu nekk ci coalition niñ ko defee ci 560 collectivités locales yi am 600 et quelques yi parce que soo jëlee communes ak département lu ci nekk dañ ko waxtaane ci biir taxawu d'abord après ci biir coalition Yewwi bi xam nga la particularité mooy dafa am taxawu ba pare ñu nekk ci biir Yewwi fu ci nekk dañu waxtaan ak nit ñi dajale suñu camarades ñu waxtaan noonu ñu ko defee foofu fii ci Dakar ci région bi man maa dem ci département bu nekk Rufisque Guédiawaye Pikine Kër Massar Dakar dajeeg nit ñi waxtaan ak ñoom bañ ca paree ñi juboo nañu lañ d'accord ñi juboowul ma dajawaat ak ku nekk ci ñoom ak ña nga xam ñu woowutale suñu jubooyee alhamdulilah suñu juboowul ma jël décision donc ni ñuy jëlee décision nag deux niveaux la bu njëkk bi décision la boo xam ne ñun waa taxawu ñooy proposer Yewwi parce que candidat bi du candidat taxawu candidat Yewwi Askan Wi la est-ce que gis ngeen particularité bi donc da ngay def consultation à 2 niveaux bi ñu waxtaanee ñoom ñaarit ñu boole leen ñaari yoon ñu waxtaan ku nekk wax ni man day bëgg naa on a été obligé on a choisi on a tranché et qui dit choisi dit élimine. da ngeen tànn meilleur profil bi daa fekkoon yow dem nga Tëngéej dem nga fii da nga doon sondage ci suuf. lépp ngi ci xam nga élection moom lépp ngi ci biir mais li am solo rek mooy que ni bi ñu waxtaanee parce que li ñu gënaloon mooy ñoom ñi ko séq ñu waxtaan jubóo mais suñu jubóowul man mi nga xam ne maay responsable mu waxtaan ak ñëpp damay décider. ngeen jàpp ni fu ngeen ëppee wërsëg mooy avec Barthélémy Dias et non avec Soham Wardini. en tout cas wax day leer. non wax ji leer na xam nga soo nee ëpp wërsëg rek da nga koy restreindre. critères yu bari la. ku nekk da ngay am ay plus que ay moins donc bi ñu waxtaanee daal ak ñëpp
tànn nañu Barthélémy Dias. ci wàllu tànn gi da ngeen ko xaw a yéex a def ci gis-gisu soxna si bàyyi ba à 24 heures de mbir yi mel ni ku koy bett ci koo xam ne yéen a bokk même njaboot politique gi loolu rafet na. du ñu bette man du ma bette. soxna si sama jigéen la sama xarit la. on a d'excellentes relations. ma koy dëggal fii. ba tey jii nii. mais man du ma bette. politique si élection. surtout élection locale ak spécificité élection locale. ni ñuy décider en tout cas man depuis que ma yor élection parti socialiste ak léegi ñëpp xam nañ ni désignation candidat yi dama koy catal. dama koy catal pour des raisons évidentes. catal xam ngeen élection locale gars yi dañuy toxu ñii dañuy ŋarale ñii dañuy nii donc ñun pour limiter risque tasaaroo bi. on fait en sorte dañuy décider toujours au dernier moment et c'est ce que j'ai fait wax naa leen ko parce que du mën a bëtu am na ñu jàppoon ne logique bi aussi moo doon que ngeen bàyyi soxna si défendre bilan à la tête de la mairie. oui ça c'est une logique vous l'avez dit c'est une logique mais il y a une autre logique il y a d'autres logiques voilà. Barthélémy Dias seen mbër donte njàmbaar gaa ngi fii xëy na ak liggéey bi ak ñi mu dëkkal ak waa gox ba ñoom ñoo koy àtte am na ci par xadar gi ak xëbër gi dañuy dem ba ñoom di ko sikkee immaturité yow loolu nga jàpp yow. non pas du tout. Barthélémy ñu ngi nekk depuis 2005 bi mu ñëwee ci parti bi. c'est vrai nitu jamonoom la xam nga jamonoom moo laaj gaa ñi taxaw dëgër këcc di affronter. di confronter wu et di défendre. Il est un jeune de son temps. Il se bat comme il bat. Li ci des ñun ñi magam ñun ñi mu nekkal ñooy mottalante xam nga même man dañ may mottali. ñii nee nañ da nga tekkaaral bu mopp ñi naan sa wax du bari et cetera. am na ñu ne tey nga baal ma da nga ragal. loolu nag moo ma def ree dama ni leen nag bis bu ma ragalee nag. je n'ai rien à faire en politique. ku ragal du def politique. Jamais. Non c'est un choix. J'ai fait le choix de communiquer comme je le fais parce que loolu laa gëm. yëf ki du yuuxu du xabari. wax nit ñi dégg la wax nit ñi xam li ngay wax la. mais li ngay wax da nga koy wax mu doon wax ju dëgër wax ju wóor wax ju dëggu. malheureusement dafa mel ni loolu dafa xewatul man li may dégg ci arène politique bi. nit ñi foog ni d'abord da ngay dem ba ni ma mais ana xam-xam dans tout ce que ñii. li malheureusement oui malheureusement oui mais ci dégg un homme politique mu wax ba pare doo ci jàngee dara. mais ci yéen la. xam nga lu tax yéen ñëpp da ngeen ñu transformer en commentateur de l'actualité politique yi. da ngeen ñu transformer parce que am soo ñëwee diw wax na ni loo ci xalaat diw def na ni non. kañ ngeen ñuy defal des débats de programme. des débats d'idées des débats de projet kañ lay am débat contradictoire nga jël ñaari homme politique nga xam ne politique soo ciy dugg xam nga politique. ñun nit ñu ko jàngee moom ak jaamu yàlla yam. c'est-à-dire da nga am yéene am ngëm-ngëm am bëgg-bëgg mu jaral la nag mu jaral la. nga ñëw nag di ko def ci ngor ci dëggu ci jub. donc man munuma xuloo nit munuma di débat personne. Assane Gueye dafa ñaaw dafa munuma loolu. su ma munul wax lu baax ci yow ma maandu. man loolu laa xam. par contre lii nga bëgg. lii nga gëm lii nga yéene man la loolu nga gëm bëgg ko man ànduma ci. pour telle raison ñu débattre ci. li ñu bëgg ban Sénégal la ñu bëggal ban Sénégal la ñu bëgg a construire ban Sénégalais la ñu bëgg a taxawal. dans 50 ans suñu réew nan la war mel fan la war toll loolu mooy débat bi. débat di mais yow ñi nga àndal dafa mel ni ñoom gisewuñ ko noonu ñoom dañ ne rek comme président ci seen gis-gis ñoom dafay dëgëral xamul jàmm xeex la xam nañ ci dem xeex ak moom yow nga ne ci digg bi. naka ngay fexe mais Yewwi jamais non jeunes yi nga àndal. jamais alors là Yewwi projet la ñu am. projet bu jëm nag kanam gis nga xale yi ngay wax. mais marche yi moo gën a fës xeexoo yi. déedéet parce que li ci des dafa jotagul li ci des d'abord mayu leen ko kenn xam nga dama leen ne yéen a jëkk a yàq débat bi. parce que su ma fi ñëwoon tey. ngeen ni ma seen projet nan la parce que dañu bëgg a doon ay maire
doon ay maire mooy dañu bëgg liggéeyal askan mais dinañ ci ñëw ci kanam dañu liggéeyal kii mais oui loolu xam nga mënee su cee bañ a wax parce que d'abord balaa nga fi doon maire wala sa mbër sax da ngay wax li nga def Ndakaaru bi nga fi jaaree kooku dinañ ci wax monsieur le maire parce que yow xam naa la mais dama ne li ma gis de manière générale dañu transformer en commentateur de l'actualité ñi ci Yewwi dañu am xam-xam dañu am yéene dañu am bëgg-bëgg dañu xam fi ñu jëm dañu ba xam fi ñu jëmale réew mi man loolu tax ma ànd ak ñoom de pas parce que mën nañu li ci des nag xale lañu te dañu toll xel ma ni am na foo xam ne su ca tolloo am na lu olof yi di wax du mu ko wax fii ndax micro bi la mais ku la xoos nga wokk ko dóor fayu ma nga bokk yaa ko wax xam nga lu tax may laaj rek xam nga lu tax dóor fayu jot xale yi dañuy tooñ ñu ni man ak Karim Wade erreur bi ñu def mooy que ni biñ ñu bëggee def li ñuy def te ñu xam ne du jaadu la ca waroon defuñu ko. lu ca waroon. xeex. parce que man. amoon ngeen doole bu booba. bañ ka xam nga ni boobu su ma mënoon su ma bëggoon taal Dakar def ko. kooku xam nga ko yàlla mayoon na ma loolu. mais ma petite personne jaru ko. wax naa la ragaluma kaso. 2000 ba léegi sama waa kër xam nañ ni 2000 laa takk sama baluchon parce que kaso. homme politique africain malheureusement mënoo ko moytu 2000 laay préparé sama njaboot samay waajur tuuti mën na ne parce que man opposant laay doon et kuy doon opposant lii mën na ne donc kasa moom ala kulliyaal yàlla rek a lay suturaal ba ku la ko yéene du ci mu du sotti mais un africain un opposant africain est toujours dans les prédispositions dem kaso donc du question loolu c'est que yenn saa yi da ngay toll foofu dem naan jaru ko parce que nag réew mi moo ëpp suñuy nit. Nos petites personnes ne sont rien par rapport à ce pays et à son devenir. Donc taal réew mi pour lan. mais am na foo xam ne soo fa tolloo bañ day jot. gis nga bi ñu duggee mars bi ngeen di wax naal taal ak yooyu dafa jotoon xam nga lu tax. munoo 3 mars 2013 nga yóbbu Karim Wade kaso. 3 mars 2017 nga yóbbu Khalifa Sall kaso. 3 mars 2021 nga bëgg a yóbbu Ousmane Sonko kaso duñ ko nangu. sinon kaso bi nag day doon loo xam ni mooy régler dundu démocratie ak politique ci réew mi loolu duñ fi ne. ñun ñëpp a bañ. très bien ñun ñëpp a taxaw. du mbirum Ousmane Sonko mbirum réew mi la ak démocratie bi. c'est tout. en tout cas mu ngi leen di dànkaafu moom président Macky Sall. am na ci bërki démb Ndiaye ci RFI ak France 24 ne loolu moom dootu fi amati. am na ci droit. mais loolu su bëggee moom président dootu fi am. li muy def ba loolu de am bu mu ko defati su ko fi defee nit ñi defaat ko. looluy dëgg. ñu dellu si ci wàllu les gens xam nga ñun soo dégloo ci Yewwi. nous on parle de résistance. waxuñu affaire u dañuy dóor sànni non jamais. dañ lay def kay nga taxaw bañ. xam nga du sax nga fayu. xale yi ñoom dañ naan fayu man dem naan da ngay taxaw bañ. lànk du ma ko def. très bien voilà bi ngeen di tànn Barthélémy Dias parce que aussi politique da ngay sóoraale lu ne. ndax war naa wuy ji ci kanamu yoon. waaw moom nee na incha allah en tant que maire de Dakar lay demee maanaam kóolute la ko dafay fekk mu gàddu raw gàddu gi. incha allah est-ce que tiitu leen am un maire boo xam ni dañu koy def. nanu defoon magam rek waaw dañ koy révoquer. kooku xam nga dama ne xam nga lu tax man sama kaso bi mettiwu ma kaso politique la. c'est-à-dire dañu judiciariser la politique. loolu la ñu nangootul xam nga lu ñu dul nangooti mooy que ni ci champ politique bi le pouvoir en place di tànnal boppam adversaire am kii danaa ko faagaagal parce que lii moo ma neex ci moom. et que par la justice et c'est ça c'est en cela qu'on est révolté par la justice ñu mën def loolu man ñëpp xam nañ ni sama procès war woon weesu fenn. dañuy jalgati en 18 mois tout de première instance ba cassation lépp jeex. kañ la am loolu ci àdduna bi jamais. loolu lañ dootul nangul kenn. moo tax on résistera on se battra pour que loolu ba na defee am. donc ku bañ loolu am fa la neewoon bu mu nekkati. c'est tout. yow kaso bi ci gàttal ñaanuloo ak njéggal moo tax gërëmoo waa ji bi ñu la génnee. mais man su fekkoon damay ñaan du ma dugg kaso. wax dëgg yàlla mënoon naa waxtaan. parti socialiste laa bokkoon. Benno Bokk Yaakaar laa nekkoon. suñu xoolee loolu lépp malgré tout il me met en prison luy ndeyu ma di leen ñaan njekk du ma ko def. jamais.
kon volonté bu ndem si yàlla Xaasim Touré ñu koy ñaanal suñu borom xarit aljana xëy na bëggoon defar a tax rek ñu introduire lu ni mel. kilifa gu mag moo ko may chance. yàlla na ko yàlla yërëm. kenn kilifa biñ ñëwee du ma ko tudd. biñ ñëwee di ma génnee sama cellule dama bañ. ñaanuma génne dañ ma fekk may seetaan may waaj defi sport. ak seetaan xaw ma lan télé ñu ni ma jógal génnee nañ la man leen fu may dem ma fenn. ñaanuma ko. kan nga ca rus. pour génn. non dañ ma génne par force parce que dañ dem jëli samay avocat directeur DAP bi ñëw yor seeni këyit commencé taxañ bagage yi. c'est tout bon foofu jaaxaan jeex na quoi dañ ne soo ko liwul ñu taxañ la dàq la ci biti. ñu dàqee la mairie ba après dàqee la ci kaso bi encore. yaa ko tudd de. justement noo dundee kaso bi ak détenu yi ko bokkaloon condition ci gàttal xam naa xajul sax ci émission ndax jàmbat nañ ko jàmbatati les conditions de détention au pays. kaso daal kilifa yóbbu. mën na la yóbbu barsàq. loolu daal laa xam nga xool sa nawle. yéene ko tëj ko kaso ci sa coobare rek. kooku mën na la yóbbu barsàq maintenant soo fa xasee ba dem nag. doon gor doon jullit da ngay nangu ni ndogal la yàlla parce que xam nga nit soo gëmee ni lu am yàlla. lu nekk yàlla nit kii sabablu su yàlla sotti loolu du sotti man loolu laa gëm. jëlee nga fa départ ngir dem palais ba am na ñu ne mën nga fa jaar jóge fa dem palais. mën na ne de en tout cas am naa yéene jéeg yaakaar jéeg bëgg-bëgg bi. très bien Khalifa Ababacar Sall bu ñu suivre bu baax waxtaan wi nga xamante ni monsieur le maire Pape Diop jiitu la ci mairie Ndakaaru am na ko démb ak suñu naatango yu 7TV soxna Maïmouna Ndour Faye da ngay am impression waxaluma ko lu mu waxul parce que xëy na moom mu jaaraat ci ay gën mais on a l'impression que moom li mu gis mooy li mu liggéeyal Ndakaaru yow ñëw nga ba dem mais gisul ne yëpp yi jóge na fa woon. ci gàttal daal ndeke yow moom da nga doon yeggale rek lu mu commencé notamment le projet de parking ci place de l'Indépendance. safar la xam nga man nag Pape Diop sama mag la sama xarit la. bi ñuy def passation 2009 dama ni ko def nga li la war def nga li nga mën demal sa bilan dara du ci ñaaw. sa bilan dara du ci ñaaw. musuma def débat de personne musuma évaluer bilan wu Pape Diop du tey laa koy def moom mën na wax lu ko neex na. bi mais waroon koon évaluer pour démarrer yow itam. ankay non évaluer naa ko la preuve j'ai même commis des structures pour ça. gestion baag lépp parce que loolooy li normal. liggéeykat la. ah jéem na de du ma ko weddi. jéem na. dama lay wax benn projet bu mu fa defoon. muy éclairage public bi près bu njëkk bi AFD. moom moo ko def te bi ma ñëwee wax naa ko. moom moo def près AFD près éclairage bi ñu njëkk a def Pape Diop moo ko def. place de l'Indépendance nag. bëgguma ci wax. mais xalaatam la de nee na mais mbiri état ak mbiri kilifteef continuité la. waaw non mais c'est que dafa am lu ci laxas jaan quoi non bu ñu wax yooyu vraiment passons. waaw man xam nga mënu ma wax dara ci nit. su ma mënul wax lu rafet ci nit du ma ci wax leneen. waaw. très bien yow lan nga ci dolli yow ci wàllu liggéeyal Ndakaaru. doxalin bi. doxalin ni ñuy gérer commune. dafa wuute. ni mu defee ak ni ma defee du benn. benn ñaar objectif yi du benn ñun nit ñi bi ñuy defar mairie Dakar waa Dakar ñu taxoon jóg donc éducation. santé formation cadre de vie soo seetloo loolu la njëkk fulaal nan la ñuy fexe ba xale yi puisque ñoom ñooy Ndakaaru ëllëg nekk dans des conditions yoo xam ne dina gën ci ñoom ñu defaraat écoles yi rénovation écoles yi informatiser écoles yi indi le lait à l'école parce que xam nga réew mi soo xoolee taux d'échec bu ak taux même de fréquentation des établissements. fa mu toll woon ñun ba ñuy egsi ak ba ñu fay jóge du benn parce que pauvreté ndóol dafa nekk ci réew da nga gis xale bu jógee këram du ndékki nga ni ko kaay jàngi xale bu génn këram amul fourniture yooyu yëpp la ñu réglé fourniture yi c'était gratuit. La santé était gratuite xale yu nekk dañ daan def visite médicale ñaari yoon ci at mi xale yi Dakar yépp nekkoon école dañ leen wutalaat carnet de vaccination ci ñun la mujjee woon. ñun bi ñuy def primaire amoon nañ carnet de vaccination dañ ko delloo si
xale Sénégal Dakar bu nekk amoon nga carnet de vaccination visite médicale yi gratuite les soins gratuits fournitures yi gratuite xale yi am aide ñi amul lu ñu fay ñu jox leen les à l'école jox leen tenue te di leen def des séances de mérite c'est-à-dire fexe ba ëllëgub Ndakaaru ñu waajal ko ñaareel bi cadre de vie bi ci la ñu lancé projet pavage ci la ñu lancé aménagement tali yi on a mis Soham Wardini defaat na 5 milliards bu tali ñu ngi dooraat pour voir yi fekk def na ñun 8 milliards mais pavage yi yeggul pavage bi dafa am lu ci laxasu xam nga état su lay bëgg def yenn yi da koy def mais projet boobu moo doon projet révolutionnaire parce que projet wu 20 at la jëm kanam dañu xool réew yu bari dëkk yu toutes les capitales du monde gisatoo fa suuf ñu xool ni Sénégal li état bi parce que état moo yor assainissement li état bi di dépenser ci assainissement les canaux là yi tax a suuf lii kii di et cetera yépp suuf si la ñuy xool ni kii ñu ni fii ak 25 ans parce que moo tax xam nga ñun vision bi ñu amoon du ñun ñu doon maire abadan dañuy def benn ñaari mandat pare ci keneen ñëw mottali moo tax li sama mag gi di def xaw ma def problème parce que nit ki bala moo ñëw moom keneen la fi fekkoon kooku keneen la fi fekkoon keneen la fi fekk c'est-à-dire ku nekk da ngay def li nga war def rek dem sa yoon moo tax ñun du ñu xëccoo dara def nañu li ñu waroon def ca bañu ko waree def pare nañ ci mais pavage bi loolu excuse-moi pavage bi loolu moo doon itteel illa bi moo doon solo bi nan la ñuy fexee ba ñu def pavage bi pour que sur 30 ans d'abord xale yi ñooy defar pavage bi xam nga usine bi lu tax mu neex mairie bee ko moom matériel ba mairie bee ko moom la muy liggéey mairie bee ko moom xale yi fay liggéey mairie bee leen di embaucher mais day dem ba xale yi di liggéeyal seen bopp parce que ñooy produire pavage bi ñoo koy teg mais surtout li ñu naroon su juróomi at yi weesu woon te amul tolof xale ya sumboon projet bi ku nekk dañ lay créer société nga doon prestataire di def contrat ak usine pavage bi comme ça sa koñ ngay recruter ni def pavage soo seetloo Bamba Fall moom ci ñi gën a farlu woon ci loolu la Médina xale yi def pavage bi xale yi Médina lañ soo demoon Moussa Sy def na ko ñu bari defoon nañ ko ma Diop Grand Yoff loolu la def ñu ci bari ñi comprendre idée wu pavage bi tey pavage baa ngi dem seen dëkk Cheikh Gueye ma ngi koy def Derklé Papa Mbeng damay bëgg a wax rek ñi nga xam ni comprendre nañu solo pavage parce que projet wu fanweeri at la maintenant ñi nga xamante ne dañoo bëgg ni yëf yi yegg ak fu ko jiite fa mën a féete argument wu seen wujji ci wàllu politique bien sûr mooy léegi Ndakaaru doyal na ci xeexoo diggante état ak opposition fal leen ñu bu ko defee lépp yegg loolu discours waaw mais xam boo nga rafetlu d'ailleurs loolu moo metti ci nguur gi ñu jànkantoon dafa mel ni dañu amul yéene c'est-à-dire tabewuñu sont pas généreux du mooy tabewuñu parce que ki yor gouvernement Sénégal la ko itteel mairie démembrement état la ji nga compétence bu mairie am état moo ko coppat jox ko moo tax ñun ma bëggoon ñu waxtaane programme parce que ñun ci Yewwi Askan Wi suñu ànd bi àndu local la àndu législative la àndu présidentielle la parce que liggéeyal réew mi moo ñu itteel mais suñ dellu ci si élection locale ñii dañu doonul ñoo xam ne dañu gëm décentralisation parce que ministres yi ak ñi jiite réew mi dañu bëgg di wujjeek maire yi alors que dans les pays développés am na compétence yoo xam ne dootu ci dégg état du bale état du toppatoo ordure xëy na ñoom maire yi am ambition présidentielle leen déranger xëy na ah yaa ko wax de non ñoom dans tous les cas wujje la mooy dëgg gi non mooy dëgg gi bu xëy kenn du ko jeex voilà mooy dëgg gi moom Khalifa Sall bu amuloon benn ambition xëy na surtout waay ban xam nga ni man 2012 lañ ma defal offre dama la bëgg a wax rek ni offre lan lu mel na xam dama la bëgg a wax rek ni dañu amul esprit wu décentralisation parce que ji nga suñu amoon état bi dina noppalu ji nga ministère de l'urbanisme ak yooyu Sénégal rek da teg réewu jacobin yooyu mais yooyu compétence su kii la bale mbedd jàngale ye primaire ak secondaire rafetal defar cadre de vie
marché bu ma gisee histoire xëccoo marché Sandaga bi damay ree luy état def ci marché. ku moom marché bi sax yow sa gis-gis plateau la wala fii Dakar. plateau xam nga ni ñun ñoo fa nekkatul moo tax coow lee am. ku kenn da koy xëccoo. titre foncier wu ville de Dakar la titre foncier. ah lu tax kon mu nar leen rëcc de yóbbu nañ mbiri ci yoon mais lan moo. waaw non soit na ngi xeex ni mu mënee. jàmbaar la di. bañ na et puis mi ngi koy xeex et c'est normal. maintenant comme ni ma tu sais attaqué nañu arrêté préfet bi le préfet là. son arrêté là. amul benn sens. mais yooyu xam nga comme que yoon la te yoonu Sénégal dafa caxañ parce que saa yoo jàkkaarloog état rek ak gouvernement bi rek xamal ne doo gagné. en tout cas wërsëg dëgg la ciy dimbali. la preuve liste électorale yi coow lii jàmmaarloog état coow li bari na. état wu Sénégal moo war am politique gu décentralisation. et gis nga président bi su bëggoon noppalu na wéeru ci maire yi. UEMOA. mais ñoom am nañ ko doo suivre le ministère des collectivités territoriales. non ministre daf laa yayul xëy na. seen acte 3 décentralisation bi yayu la. non acte 3 bi c'était acte contre Khalifa Sall. non acte 3 moom ñëpp xam nañ li ko indi woon xam nga yooyu wax yu weesu la. dama la bëgg a wax ne ñii dañu am générosité mais surtout nañu am confiance wóolu collectivité territoriale gis nga àdduna yi léegi. le développement est à la base. gis nga sa kër. waxuma la sax sa kër sa néeg. lay xew ca néeg ba ña ca néeg bu ñoo la ko gën a xam. soo leen laajoon nan nga bëgg seen néeg rafet. mu set mu baax ñoo la ko gën a xam. nga yëkkati ko jóge ci néeg dem ci kër dem ci kër dem ci koñ dem ci quartier dem ci quartier dem ci cité dem ci dëkk bi noonu lay demee. soo wóoloo ña nekk ca suuf rek sa yëf yomba. tabax école. soo ko doon def tey Bantantinti fa lay gën a yombe nga jël benn société bu jóge Dakar dem bu Bantantinti defal école. xam naa ñun Yewwi Askan Wi yooyu suñu yéene. c'est-à-dire on parle de projet. de programme. on parle du Sénégal dans 30 ans. c'est-à-dire suñu wàll la ñuy def keneen ñëw def wàllam. parce que kenn mënul matale. très bien ñu dellusi ci waxi politique gi ndax am nañu comprendre sa ànd ak ku mel ni Ousmane Sonko ak yeneen leaders yi ci biir Yewwi Askan Wi ñenn ñi ne waa mais Khalifa Sall ak ay jaar-jaaram Khalifa Sall ak dayoom mu bootu ci Ousmane Sonko nii rek. bootu. du wax yi jaxase nag. non kenn bootuwul ci kenn. ah bon kii àndu nawle la. àndu nawle la. tu sais les gens. ku nekk tiitu leen ñoom sprinteurs yu bees yooyu roppi sprinteurs yu njëkk yi. non amul tiit xam nga rivalité moom mënul am suñu diggante. parce que dañu bokk benn bëgg-bëgg mooy Sénégal. di doon nag ànd bu rafet gis nga li nit ñi xamul ànd bu rafet la gis nga ces leaders là. ci politique. waaw ànd bu rafet la. xam nga politique soo gëmee ni ku nekk sa bopp ngay wutal. day toll foo xam ne ku nekk da ngay bayal sa baay. mais tool bi dana toll noo xam ni ku nekk da ngay jël sa waar ngeen ànd am pour am fu ngeen daje. loolooy ànd bi. ànd bu rafet la. ànd bu wóor la ànd waxante dëgg la amul luñ dul waxtaane lu nekk dañ koy waxtaane gis nga falu nag. ngeen naan ki yàlla tudd mooy falu ala kulli aal. ak loo bëgg-bëgg. ak loo sabab ki yàlla ni mooy falu ku iñaane nag ñi nga nekkal. doo am dara. pourtant dañ leen di sikkee ñàkkum degré spiritualité boobu léeg-léeg à tort ou à raison ñu ne ñi politique dañuy fàtte yàlla souvent. ñun politique parce que defante yenn yu bon yi waxante yenn yu bon yi mais du loolu la l'islam digle du loolu la sang bu tedd bi digle. ku ne xam nga les enseignements de l'islam quand même. waaw mais am na lu nit ñi sañ a waxante seen biir sañ ko defante ci politique. loolu du yëfu diine. oui mais ñun amul loolu ci Yewwi. en tout cas man day li may dund attaque lu topp gi nii may wax ak ñoom. attaque lu topp gi nii ñu ànd bu rafet la. ànd bu wóor la. ànd bu dëggu la soo ñu fekkee ñuy waxtaan amul mag amul ndaw dañuy waxtaan. dañuy sottante xalaat dañuy juboo ci li ñuy def. maintenant ci politique mën nañ jël décision bi pas doo ci gis sa bopp beneen ñu jël beneen nga gis sa bopp parce que ku nekk ak la fa indi carrément la gis nga ànd bi bu la kenn du nax sa morom parce que du làmbigo la quoi. ku nekk xam nga la fa indi on est conscient des enjeux. mais li am solo mooy yéenante nañu. gis nga ñooñu ñu àndal ñooñu ngeen di tudd. ku ci war am dara ñun ñëpp lay jàppale nga am ko. parce que loolooy dëgg nag xam nga parce qu'en définitive c'est le Sénégal seul qui compte. c'est le Sénégal seul qui importe. nos petites personnes n'ont aucune prise aucune valeur maintenant. mais ces petites personnes là dinañ taxaw 2024 ku ne man maa bëgg a toog fa. waaw loolooy ànd gi aussi. ànd gi dañ ni.
bu boobaa local mbaa xaajaloo du commencé. non xaajaloo mun fa am xam nga lu tax. li ñu fas yéene ko mooy 2022 local yi ñun ñëppay ànd bokkandoo defandoo. mairie bu ngeen ci jógee. suñ fa jógee 2000 législative yi ñooy àndandoo bokkandoo defandoo. su amoon gouvernement it ñun suñu am yàlla maye majorité te yaakaar nañ ni mën nañ ko am ñu nommer suñu premier ministre former suñu gouvernement liggéey su 2024 jotee le principe de la pluralité des candidatures est acté. C'est-à-dire su 2024 jotee ku nekk dem wuti mais ci wuti woowu suñ demee ba deuxième tour que gën a placé ci ñun ñëpp ñëw jàppale ko. loolu mooy logique di. waaw mooy àndu gor. ku ca génn dem ànd ak ka ne ci wàllu weneen ba àddina bala. voilà moo tax moom la mooy àndum gor. donc ma wax la ni ànd bi du pëccëxoo. du xiiroo du ŋaayoo àndu xel la. àndu yéene la àndu bëgg-bëgg la. àndu jàmm la àndu liggéeyal réew mi la. et loolu dama bëgg askan wi yëpp xam ko te kenn mënuñu féewale nag. gis nga fi ñu toll. lu ne dañ koy waxtaane lu nekk dañ ciy déggoo. du ñu juboo ci lu ne de. kooku yàlla may ko kenn. mais même su amee ay divergence daañu waxtaan ba aplanir ko. dinay faral di am ngeen di waxante dëgg ci yenn yoo xam ne da ngeen koy sikkante seen biir. aussi waaw parce que nit bu ngeen di ànd aussi. oui te ñi ma woo ko wax dëgg gi. laay laa kaay ma wax la xam nga man nag weesu naa ci politique fu may waxatee nit lu ko neex. dañu ànd te yàlla tax. foofa man ak Habib Sy fa mag. xale yi cëral ñu. ñu nit ñu cëral leen. respecté leen nag parce que amuli xale ay nawle lañu. ce sont des responsables. may jéggulu sax ci xale yi. terme xale yi ñuy nawle dooni responsable di waxtaane lu ne. ñun foofu amul sujet tabou. très bien amul sujet tabou dama la wax ni àndu dëgg la. yàlla rek a xam lay xew ëllëg. mais dama la wax ni fii ñu toll ànd gu wóor la ànd gu dëggu la. ànd gu dëgër la te yéene ji benn la. tolluwaay parti socialiste. am nga ci xalaat jamono yi. ah parti socialiste day man day ca laa bokk. dégg naa dàq nañ ma. dégg naa dàq nañ ñu. bokkatoo ca kay ndax ñoom ñoo nga fële ci wet geneen gi. non bokkatuma ci parce que ñoom ñoo ma génnee. mais parti socialiste ba ma xamoon day nangu débat. mënuñ juboo ci lu ne. mënuñu jub ma ne ay nit ñu ànd mënuñu juboo ci lu ne. même ci kër sax mën ngeen di féewaloo ci gisin. mën ngeen di féewaloo ci doxalin. mais yéene ji day doon toujours benn. donc le problème qu'on a. le parti socialiste aujourd'hui a fait des choix yoo xam ni malheureusement su continuer fa muy mujjee du ñu neex. maanaam parce que dama ne parti bi day dee. dee nag yàlla rek ko yor. mais li ma leen waxoon 2012. ñu dund ko ñun ñëpp 2014. xoolal ren niñ leen def à part Dakar. lu bari lu PS amoon dindi nañ ko. sans état d'âme nag. lañ leen nangu seen lépp. malheureusement waxtu wi dab nañ monsieur le maire mais bëggoon waxtaanee sa diggante Ousmane Tanor Dieng mu baax ma. yàlla na ko yàlla yërëm sama mag la. seqoon nañu jàmm. yàlla dugal xam nga yàlla moom. ay nit amul cat gu jaar ci yoon wi cat lu ci dugg. ah kooku yàlla rek am en tout cas sama mag la suma kilifa la yàgg nañu. vraiment bon maa ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana. kañ ngeen mujjee waxante waxtaan wala am ay yóbbante yu dox ci diggante bi wala nga am nouvelle am mbaa mu am say yos. ah bi mu tëddee jot naa ay nouvelle am. bi ko fi yàlla jëlee aussi jot naa ay yóbbante moo tax dama koy ñaanal rek. parce que dañu àndoon ànd bu rafet. ay nit nag suñu àndee ci lay am coow. yàlla na ko yàlla mais nit ku baax la woon. nit ku wóor la. amiin su may suivre sa waxtaan boobaak léegi dama naan wax mais Khalifa Sall lu muy xaar ci bind téere d'autant plus que am na yu bari nga ne bëggoo cee wax xanaa nga bind ko. bi ma nekkee kaso dama lay wax dara. bi mu nekkee kaso dafa am benn officier garde bu ndaw bu ma lakkaloon. du ma tudd turam parce que mi ngi service. dañuy waxtaan parce que intellectuel la day ñëw ñuy waxtaan rek. mu ni ma da ngay bind téere fekk Moustapha Niass bi ma nekkee ministre des assemblées xam man Niass moo ma teeru ci parti bi. j'avais 11 ans. mu ni ma yow Aminata Mbengue moo doon wax sëru njiit laay nga ci PS. Moustapha Niass ni ma il faut nga bind parce que crise yi fa am yëpp. yàlla may na ma fekke naa ko. ba bi ma dal man.
mu ni ma il faut nga bind mais xale bi xam nga lu ma daf ni ma il faut nga bind ma ni ko waaw danaa bind incha allah Moussa Tayit mi ngi waaj mu ni ma sa bind lan la ma ni ko titre bi de yow laay jox scoop bi ma ni ko E3R mooy code livre bi E3R E3R noonu nga ko bëgg a bind mu ni ma luy E3R ma ni ko j'ai été emprisonné comme citoyen j'ai été révoqué comme maire j'ai été radié comme député et j'ai été recalé comme candidat à l'élection présidentielle mu ree ma ni ko noonu laay voy code bi li mu ciy bind nag R yi bari na nga jeexale ko ay ree tamit ndax R la ko baate waaw sant yàlla xam nga maa ngi koy nettali lu tax dooy déballer lan moo la may sago boobu ñi ñu jàngal état gis nga état El Hadj Assane kumpa la ñi ci dugg léegi xam nañ ko gis nga état dafa ni ñu ma muy kumpa tant que kumpa googu nit ñaa ngi koy suturaal di ko sagal état am doole mais ñun li ñu jàngal mooy la nga dund ci état wala sax du sax dund état mais El Hadj Assane la may wax ak yow sa bureau su génnee yaa ko génne état ku nekk la nga fa xam dund ko état bee ko moomoo ko soo fa jógee ba ko fa très bien Khalifa Ababacar Sall RFM mu ngi lay gërëm bu baax di la sant. merci beaucoup en tout cas maa ngi laa félicité vraiment kontaan naa trop dellu si tey ci yow. jërëjëf parce que nag yow nag moom da nga particulier pour moi. alhamdulilah en tout cas je te félicite beaucoup. merci beaucoup monsieur le maire Khalifa Ababacar Sall ancien maire bu Ndakaaru di président bu coalition taxawu Sénégal seen émission yoon week RFM ci technique bi Abdoulaye Diop El Hadj Assane Gueye ci micro bi ba alxamis ak jàmm incha allah.